waral woote bi mooy coalition les serviteurs bokk ci mouvement bi di serviteur bokk ci yeneen mouvement dañoo engagé wu ci élection législative falum ndawi réew mi ñu fas yéene ci dugg jouer ci benn rôle bu am importance marqué ko def ci loo xamante ne kenn mësu ko def ci élection législative yi. loolu nag étape bi ci njëkk mooy nga waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak presse bi waxtaan ak sénégalais yi ñu xam sa projet xam sa yéene xam ne tamit lan nga bëgg lan mooy sa objectif. kon mën naa ne su amee objet wu jàkkaarloo presse bi mën naa ne loolu mooy objet bi mooy waxtaan ak sénégalais yi ci ñu xam ñun lan moo ñu tax a jóg ak it lan mooy suñu yéene rawatina fii ci département de Mbacké nga xam ne grenier électoral la base électorale bu am doole la ci Sénégal di représenter lu bari ci réew mi ci plan économique ci plan religieux ak tamit ci plan social. kon loolu moom moo waral jàkkaarloo bi lan moo tax coalition les serviteurs lan mooy suñu projet. li nga xamante ne moom mooy suñu projet mooy dañoo xool situation Sénégal ni mu bindoo réew mi fi mu toll jamono ji nga xam ne fii ne nii rek bi ñu waaj a dugg léegi ci salle bi ñu ngi annoncé benn détenu boo xam ne dafa dee ci loxo police. pour le moment la version bi am jamono ji nga xam ne kenn démentir gu ko mooy torture maanaam métital moo ko rey. ngeen xam ne kon démocratie sénégalaise dafa dellu ginnaaw bu baax a baax chaque jour ñi ngi dégg wala ñuy gis ay xoqatal jaay doole. néewal doole démocratie Sénégal di dellu ginnaaw bu baax ñun les serviteurs ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne démocratie bu néewee doole rek c'est parce que loi yi dañoo néew doole te loi bu amul bu jaarul yoon rek c'est parce que l'assemblée deful liggéeyam te kenn mënul wax assemblée waxoo député. kon député boobu nag ñun moom lañ bëgg a indi Sénégalais député boo xam ne Macky Sall du indi loi wax ci terrorisme ku ne xam ne la loi sur le terrorisme bi nga xamante ne après événement mars yi lañ ko voté. bu fa opposition nekkoon majorité wala ñi fa nekk bu fekkonte ne nekkul xoolul lu neex Macky Sall rek loi boobu du jàll. parce que loi boobu tey jii moo tax képp ku bëgg a manifester te autorisé wuñ la ko ñu mën laa fekk sa buntu kër barricade la loolu loi boobu moo ko renforcer te leer luñ ko Sénégalais yu bari. loi boobu tamit moo indi tey jii képp ku jàppate ci manifestation ñu mën laa jàppee flagrant délit tëj la tëj bu gaaw ak yeneen ak yeneen muy dellu ginnaaw yoo xamante ne démocratie sénégalaise daf ko dellu ginnaaw ngir ay loi yu bon yoo xam ne mi ngi ci réew mi. loolu mën naa ne bokk na ci li waral coalition les serviteurs bëgg a indi ay ndaw yu bees ci assemblée nationale. li nga xamante ne nag moom mooy ndawu réew ñu di ko wax député dafa doon koo xam ne rôle am dafa am importance trop ndax xëy na boo ko jëlee individuellement nga ber ko moom donc mën naa bañ def lu bëri. waaye bu fekkente ne moom lim gëm da koo bokk ak ñu bëri gëm loolu maanaam bu boobaa assemblée wala député day am rôle bu am solo. li tax it ñu war a waa askanu Touba rawatina parce que ñun foofu la ñuy waxee Touba ak Mbacké département de Mbacké li tax ñu war a tànn coalition les serviteurs tamit bokk na ci ne maanaam bu ngeen xoolee coalition yi fi nekk yëpp ñi laaj baat yi bu dee ci wàllum APR muy parti au pouvoir ñoom li tax ma jàpp ne waree su leen tànn mooy leeralaguñ Sénégalais seen digganteeg loi ngóor jigéen bii nga xam ne mi ngi ci taabal ci waxaguñ ci Sénégalais lu dugg ci bopp nit ñi. nekk nañu fi presque 10 ans mosuñoo proposé benn loi bu dooleel daara wala bu reconnaître daara wala bu ko jéem a joyanti jéemuñ ca def dara nañ ko bàyyi woon noonu lañ ko bàyyee ña fa nekk ñu nekk système ba ku ci génn jàng ba mokkal boo demul doon ab sëriñ tariyàq wala nga doon ko jàngalewaat alxuraan wala nga dem jéem a entreprendre sa bopp jéem a ambulant wala nga jéem a commerce ñett yi bu ko defut daanaka mën naa ne sa jafe-jafe day bëri lool. moo tax ñu ci bëree bëri seen wàllu économie di jafe ndax boo paree pour nga am loo def day jafe loolu nag li ko waral mooy état bi daf leen a seetaan. naka noonu tamit li tax ma jàpp ne war a su leen tànn mooy seen diggante ak troisième mandat leer la guñ ko Sénégalais yi waxaguñ dara Sénégalais yi ci troisième mandat. comme coalition les serviteurs Papa Djibril Fall mooy tête bi xëy na am na yeneen profil yu ci nekk waaye comme moom mooy tête bi bu gars yi daggee bopp bi rek ñu des ñëpp dañuy lor waale. loolu moo tax moom ñu bëgg koo dagg boppam ngir ñeneen ñu des ñu yóbbaale leen looloo waral ñu yàq deram di ko sosal sos yooyu nag dinaa ci indi ay leeral. bi ci njëkk mooy li ñu wax ci digganteem naan dafa opposé wu ak Ousmane Sonko loolu may leeral Sénégalais yi ne leen Papa Djibril Fall ku toog ak moom waxtaan 5 minutes boo génnee boo déggee Quran dafa contre Sonko da ngay reer ak jàll te xam ne kii yëgul li xaw Papa Djibril Fall ci ñi bokk na ci ñi gën a fonk Ousmane Sonko gën koo respecté man ñeme naa ko wax ci fii publiquement parce que avant muy engagé wu ci politique yàgg naa taxaw di ko défendre di wax ci moom lu rafet nit nag mënoo ko estimer fonk ko respecté ko ba benn bis nga nekk politicien rek daal ne léegi kii melatut ni meloon koo xam Papa Djibril xam ne loolu du waxam xëy na nag moom léeg-léeg mu def sortie yoo xam ne mënees na ko interpréter waxe ko noo xam ne
xëy na moom waxewu ko noonu waaye diggante ak Ousmane Sonko maanaam dara lu dul estime fonk ak nawel ku dégg kàddu yi ma léegi ci moom nga xam ne ñun dañoo respecté Ousmane Sonko parce que coalition les serviteurs kenn du ko mës a dégg muy wax dara lu ñaaw ci Ousmane Sonko loolu ku ko dégg rek bu boobaa da nga am mbetteel parce que ñun loolu du suñu principe Ousmane Sonko bu ñu waxal ci moom rafet duñu wax ci moom lu ñaaw parce que dañoo xam fi mu indi politique gu Sénégal rawatina jeunesse bi ni mu leen sensibiliser ñu ci bare ñu am fitu tey dugg ci politique loolu lu waay ñàkk far mën nga koo nangul te xam ne du la wàññi dara. ñaara bi foofu ma def ci benn révélation boo xam ne dama ci attirer attention sénégalais yi ñu bañ a tàbbi ci jeu pouvoir bi ci diggante Papa Djibril ak Sonko xëy na presse laa waxee moo tax révélation yi bëri du ma ko mun def waaye ma leeral nit ñi rek ne dafa am ñoo xamante ne depuis Papa Djibril commencé di politique ba léegi dañoo am benn ci tiitaange bu leen dugg mooy lan mooy gis nañ Papa Djibril Fall ni mu amee xolu jeunesse bi ni mu amee doole lool ci jeunesse bi ni ko jeunesse bu bëggee ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ko jeunesse bu bëri bëggee nga xam ne jeunesse bi daanaka ku ci Ousmane Sonko convaincrewul Papa Djibril Fall dina la convaincre ku ci Papa Djibril Fall convaincrewul Ousmane Sonko dina la convaincre ñi nga xamante ne ñoom ñu yàqkat yi du ma tudd seen tur bi ñu gisee loolu ñoom nekkul sax ci législatif yi ñoom 2024 la ñuy préparé ñu ne ñaar ñi bu ñu leen bàyyee ñu am doole màgg ba 2024 xaw ma lan mooy am de waaye kenn ki mën naa jàppale keneen ki bu boobaa ñoom kenn mënta jaamaarloo ak ñoom ndax loo am doole Papa Djibril Fall ak Ousmane Sonko bokk am mbir di ko xeex yow moom pour nga jaamaarloo ak ñoom dina jafe lool ndax fii ci Touba ñoom dañ fee jaaxle lool te gis nañ ne kii di Papa Djibril Fall daf fee tàmbalee am doole lool murid yi xol bi ñu cofeel gi ñu doon am ci Abdoulaye ñu di ko am ci moom bëgg ko ñoom ñu di ko gis parce que ñoom information yi ñu am yéen amu leen ko dañuy am ay rapport di am lépp xam kan moo fi tàmbalee am doole kan mooy màgg kan mooy jug ñu gis jeune leader yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci coalition bi fii ci département Mbacké ñoo xam ne lii ci kanamee tuuti bu ñu ko bàyyee bu màggee jafe-jafe dina am te bu ñu màggee bu ñu àndee ak Sonko maanaam kenn du leen mën a gagné rawatina fii di Touba léegi nag lii ñuy def mooy nañ fexe ba Papa Djibril Fall ak Sonko ñu doon ay noon yu mag yoo xam ne fu ñu toll ñi ngi tojal tey bopp su ko defee ñoom seen ànd du ma sa am kon li may ñaax serviteurs yi mooy bu ci kenn wax lu ñaaw ñëlee tamit buñ tombé mukk ci piège bi sa xëy na sa njiit di nga ko bëgg goo xam ne doo am ci moom sago waaye tamit dañuy wax ne maanaam noonu bu am xel moo tane xarit bu dof nit du nga ko bëgg ba yàqal ko kon loolu xëy na révélation yi foofu laa ci mën a yam li ñu doon wax tamit ci affaire coowul parrainage bi damay leeral sénégalais ñu naan am Papa Djibril Fall pio Macky Sall la ndax lan lu tax mu jàll parrainage foofu tamit tontu bi ma ciy indi mooy ñaari tontu laa ci indi d'abord damay njëkk a jaar exemple ci Ousmane Sonko parce que man politique bu ma ci amul référence Ousmane Sonko kenn du sama référence donte ne yàggul ci politique gaa waaye man ku ma yàgg a topp la yàgg a gis ci moom yàgg a xool ci moom ay doxalin 2019 bi mu jàll parrainage ku ne xam na ne mosul dem élection ay moyens yu néew la am waaye pourtant ñëw na jàll parrainage normal lan moo tax néewuñu Ousmane Sonko comme jàll na parrainage rek Macky Sall moo ko jàppale te booba Malick Gakou mi ngi ci woon ak ëpp ay moyens fuuf Papa Djibril Fall kii Ousmane Sonko kii di Thierno Alassane Sall candidat la woon dañu ko téye parrainage Malick Gakou ñu téye ko parrainage Bougane Gueye Dany ku ko xam ne ku bëri ay moyens la mu ñëw ñu téye ko parrainage léegi ñett ñoo ñëpp dañu leen téye Ousmane Sonko ñëw jàll première parrainage bi Ousmane Sonko ñëw jàll léegi lan moo tax sénégalais yi néewuñ comme Ousmane Sonko jàll na rek Macky Sall moo na ci ginnaaw Papa Djibril Fall tamit lu tax mu ñëw jàll parrainage rek ñu ne comme jàll na parrainage bi Macky Sall moo na ci ginnaaw loolu lan mooy argument bi li ñu wax ci financement tamit Papa Djibril Fall amul financement buñ ko jox boo caution bi wax na ko nee na parti impair ñoom ñoo fay caution bi kon moom joxewul 15 millions yi ñu naan dafa journaliste fa lay jëlee 15 millions ñaareel bi ku xool campagne bi mu démarré ba léegi nga xool li ko topp ci ay oto nga xool meeting yi mu def nga xam ni kii amul ay moyens kon nañu bàyyi naan Macky Sall moom moo nekk ci ginnaaw Papa Djibril Fall loolu yëpp maanaam sa bopp weesuwul loolu ndax mënoo taxaw ne kii baax na kii moom ñun naw nañ ko Papa Djibril Fall loolu la wax gongo ba benn bis mu xëy jël yoonam nga ne ko yow baaxatoo loolu yow sa jëm bopp sax maanaam cohérent wala li ñuy wax cohérent mooy yow sa jëm bopp li ngay wax xel nanguwu ko kon loolu bëggoon naa ko indi ci révélation ci wàllu googu noonu moo tax dama bëgg manipulation yi nit ñi arrêté ko te xam ne amul dara lu ko tax a jóg lu dul ne jeune la bu am avenir boo xam ne coalition bi mu jiite buñ ko bàyyee bu màgg mën naa sonal lool mag yu fi yàgg ñoo xam ne ci système bi lañ bokk. Sénégal système bi dafa war a soppeeku te système bi man li ma ci gën a ñor nga xam ne sama combat personnel la
mooy su ñuy jànge ñun rawatina daara loolu moom man incha allah man sama combat personnel laa koy def fexe ba daara ñu amaat beneen gëdd amaat beneen reconnaissance ndax mënoo système boo xam ne ay junni nit ñoo ciy génne nga bëgg ko multiplier par 0 amul financement boo leen jox amul dara loo leen jox. wax population bi nekk entre Touba ak Mbacké di sympathisant Papa Djibril Fall di leen xamal ne leader coalition les serviteurs à partir de vendredi dina nekk ci dëkk bi def ay ziar def ay tournée def ay caravane def ay saafante képp koo xamante ne bëgg nga bokk ci caravane bi wala nga bëgg a gis leader bi boo rapproché ci coalition bi incha allah dinañ fexe nga am ak moom jotaay saafante ak moom ngeen xam ne seen taalibe la ku Papa Djibril lay wax ne Touba sama Touba la. loolu nag li mu bëgg a wax mooy maanaam ci biiru xolam la ko def te it toon la bu mu bàyyi xel kon nañ ko jàppale wuy si ko mobiliser bu baax en masse ngir ñëw dajeek moom incha allah suba.